dogal bi président Abdoulaye Wade jël ngir soppi xarkanamu parti démocratique sénégalais benn yoon la daal di neexul kon ñi nga xam si ñooy jàppal tànk Ahmed Fall Braya ba tax ñu woote woon ngir wane ko Assane Ba nekk membre ci comité directeur bu PDS ne góor gi li mu def dara nekku ca te sax dafa daal di jot sëkk ngir ñu génne ñi ñu dàqoon ci biir parti bi te seeni tur desoon ca biir parti bi ba tey taw bi mu taw dimanche bi ñu weesu am na yenn ci ay dawalkat yu mu tàbbal ci ak guuta juróoni tamit embouteillage ay l'accident ba ci inondation tefes ga nekk kon ci amoo siis suuf sa fay daal di tibb filao yanu fay dagg moo merloo kon ba futtu ñan dëkkee ca pegg ga ba tax kon ñu daal di koy wax sunu ndaw la nu fay yabaloon boole kook di ca joxoñ baaraamu tuuma ñuy jiite mairie ba li mbokk yàkk leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon Soundiata Keita mi nu nar a waxtaane yamoo itam ak juróom fukk ak juróom-ñeenteelu at gannaaw bi fédération bu Mali éclaté cercle de la jeunesse atum 1951 la ko Mademba Diop taxawaloon loolet des na ko waxtaane ci bile jotaayu xibaar nataal bi gan gi ak li ci yéenekaay ñu xëyandoo mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck Dior Mbok la ci feggool ñam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu auditeur 99.4. mi ngi noonu kon na leen ko xëcc ca booba rek la ñuy dugg ak yéen ci yaatal gi ak àndandooy Ahmed Fall Braya mi nga xam si kon ànduñu benn yoon ci dogal bi président Abdoulaye Wade jël. ñoom sax nee na ñu dàq ñu benn yoon ba wane seenuk bopp ndax jàpp nañ ni boobu lekk décision day rey lépp lu jëm ci wàllug démocratie ba tax nañu doon amal janook taskatu xibaar yi yëkkati nañu seen kàddu ki yor seen kàddu nag la ñuy teewlu di Abdoulaye Fall ci waxukaayu King FM. ñun ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te dañuy taxaw ci bépp fànn ngir wane loolu ndax coordination boo xamante ni teguwul ci lépp lu lenn lu dul yaama neex bu fekkee ni ay nit ñoo xamante ni dañu doon reyante seen dund yëpp ay seen ndaw seen alal seen liggéey lépp ñu jox ko parti bi tey jii am ay nit ñuy profité ci mag gi nga xamante ni Maître Abdoulaye Wade nekk na ko mag di jaar ci ginnaaw di manipuler ngir lan ay soi-disant responsable lañu benn mérite la ñu am wala moom la ñuy woote ni moom la ñu am mooy nee nañu yooyu ay xaritu Karim Wade lañu kon loolu dañ koy rejeter ak suñu lépp loo xamante ni am nañ koy comme énergie di wax ni ñun waa Ndar benn nanguwuñu loolu ñaar dañuy dolli ji dëggal ni tey la ñu gën a dëggu ci PDS tey la ñu gën a ancré wu ci parti démocratique sénégalais tey la ñu gën a ànd ak Ahmed Fall Braya te moom mooy ki nga xamante ni moom mooy ki mën a wax ci turu PDS fii ci Ndar képp ku nekk ci ñun mën ko dégg mën ko jëfan kon ci tënk rek di xamal ni nanguwuñu ànduñu ci décision bi nga xamante ni moom la Maître Abdoulaye Wade jël wala moom lañ ko jëlloo te ñi ko jëlloo ñëpp di ñoo xamante ni ay nit ñu manipuler lañu waaye nag ñoo xamante ni tekkiwuñu dara ba dara jeex ñëw fii tey jii dañu bëgg forcer loo xamante ni forcing la duñ ko nangu ci parti boo xamante ni parti démocratique la. mu nekkoon kàddu Abdoulaye Fall mi yore kon jokko gi nga xam si mooy ñiy jàppal tànk Ahmed Fall Braya di ñaawlu doxalinu président Abdoulaye Wade fekk booba kon Assane Ba bokk ci comité directeur bi moom di ko rafetlu. moom sax daal dina jàpp ni ñoom ñooñee nga xam ne dañ leen a dàqoon ci biir parti démocratique sénégalais xel nanguwul benn yoon ñu di leen tabaat ci benn bànqaas ba tax na daal mu jàpp ni kon ñoom ñile amuñu fa benn yoon ab place moom Assane Ba ñu jokkoo ak moom téléphone Serigne Saliou Seck moo taataan ay kàddoom. njàngat bi ma ci am d'abord mooy njàngatu mbégte ak dal ak yaakaar bu am solo ndax dafay toll ci jamono boo xamante ni yeesal kuréelu parti bi dafay jaadu rawatina am na ñoo xamante ni dañ ci bokkoon te parti bi daxoon leen ku mel ni Pape Samba Mboup ku mel ni Farba Senghor ku mel ni Modou Diagne Fada ñooñu parti bi daf leen a daxoon te ñu nekkoon ci secrétariat national bi te kenn soppiwu leen woon kenn changé wu leen woon am ci ñoo xamante ni tamit dañoo demoon seen yoon ku mel ni Madi Kenya yaa ngi fàttaliku anam yu mu demee ak ku mel ni Samuel Ahmed Sarr moom tam dafa génnoon dem créer partem bul dara sax ñooñu nga xam si nekk nañ te ñu dàq leen wala ñu demal seen bopp ci ni ma la ko waxee bul dara sax loolu rek jaroon na ñu soppar ñi secrétariat national bi rawatina nag ba nga xamante ni dañu am une nouvelle force mooy les jeunes qui sont venus très nombreux macha allah daal ñëw adhéré au parti démocratique sénégalais ak ay jigéenu kaar ak un peu partout loolu dafay jaadu impulsé du 109
à notre parti, à notre appareil politique pour mu nekk kuréel bu am, n'est-ce pas, à travailler pour faire en sorte que balay yàgg ñu mën a daaneel gouvernement Macky Sall pour néfaste yi nga xamante ni moom la fi nekkee. ArcelorMittal, COUD, Prodac, pétrole et gaz 6 000 milliards Aliou Sall rakkam ñu tooñ ko ci ak yeneen mal gouvernance de Macky Sall loolu moo tax pour ñu mën a jàmbarlu politique yooyu dafay jaatu ñu am un appareil bu bees ñu yeesal kuréel yi yeesal personnel politique bi avec de nouvelles ressources humaines macha allah le Parti démocratique Sénégal en dispose yooyu bokk na ci li nga xamante ni moo tax surtout ñu def loolu. mu nekkoon kàddu Yassane Ba nekk membre ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. King FM première radio digitale du Sénégal. dañuy wax kon ci taw bi mu taw niki dibéer bi ñu weesu mu mel ni am na ñu mu tàbbal ci guuta bokk na ci chauffeur yi nga xamante ni si mënuñoo dem mënuñoo dikk tali bu xat lool ay l'accident booleek fu ne la ñuy wiiri ngir mën a génn ci lu ni mel tali bi daal di fees dell akum ndox mu joxal lool ñi nga xam ni ñoo di askan wi le ba tax na daal ñu jàpp ne ay rigol dong moo leen ci mën a dimbali ci guuta gi ñu nekkee Fatou Sow lañ ciy àndal. guddik dimanche bi taw bu bari wàcc ci ndakaaru mbooleem tali nekk ci banlieue bu ndakaaru foo romb ndox ma daal di fay taa loolee waral ba chauffeur si fësal seen njàkkare ndax daanaka seenub liggéey lépp day tardé fépp fu ñu jaar ci kaw tali bi dañuy xuus ci ndox mi ba muy sax yàq yenn ci seen woto yi. waaw taw bi moom day indi ay jafe-jafe day indi jafe-jafe trop ndax démb rek am na benn 42 bu daanu fii nii ci les 2 jours bi te benn kaa ndax taw bi ndox mi daa bëri trop day indi ay jafe-jafe taw bi moom mu dawee Ndakaaru moom fépp day taaru ñoom fenn fu ñu jaar gaar la ñuy def rek ba ndox mi dem. ñoom chauffeur sile di sàkku itam ci autorité yi ñu daal di leen di defal ay canal ci mbedd yi ngir muy yombal dem bi ak dikk bi ci nawet bi. waaw ñu jàpp lañ ci rek defal canal bu baax ndox mi bu ñëwee mën a dem canal dara baaxu ci canal yi ñu ko defee dara baaxu ci dara baaxu ci. ndoxu taw yi taa ci tali bi lu yàq seenub liggéey la ndax trajet bu ñu war a daw benn waxtu daw ko lu toll ci ñetti waxtu. day bokk lu tardé suñu liggéey kay ndax bu war a jaar ci yoon dem jaari foo xam ne wiiri foo xam ne su war a jaar yi dem wiiri ji te ginnaaw na le loolu day tardé suñu liggéey loolu day bokk lu tardé suñu liggéey. tubaab di faral di wax naan après la pluie c'est le beau temps di gis-gis bu wute lool ak ñiy liggéey ci kaw tali bi luy indi ay loxaange yu tax la ci seenub liggéey loolee waxal ñuy ñaax ñi ngànk wàll wi ñu daal di leen di taxawu ci li ni mel. Fatou Sow amoo siis moom li ñu fa daal di nemmeeku moo di bu weesoo filaawo ya ñu fay dagg mu mel ni suuf sa itam dañ koy tibb. ña ngi koy caxat-caxatee mu nekk nag loo xamante ni si ëllëgu ña dëkk ca amoo siis ma nga ci guddi gu bët setagul ba tax na ñoom ñi le daal ñuy ñaawlu lu ni mel rafetlu lool jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàlluk alam geek tukkim nemmeeku ba nu fa amaloon nee nañu daal bu nu sañoon njiit yi jël ci ay matuwaay ca na mu gën a gaawe balaa ëppi yoxo Aminata Ba moo doxantu woon ba amoo siis ci amoo siis daanaka bandu filaawu amatul ay benn filaaw rek moo fa des jamono yi moo ne de ca atum 1991 bandu filaawu yi bëri woon nañ fa lool Sidiki Daaf di professeur géographie di ko dëggal. man maa ngi fii depuis 1991 maanaam ni ma ko mën a waxee pratiquement def naa fi ñaar fukki at juróom-ñett donc affaire bi ma ñëwee fii moom vrai àll la woon filaawu yi. daggub garab du loolu rek moo tiital ñi yeewoo ca amoo siis dund sable yi tamit mu ngi gën di wàññeeku ndax dawalkatu charrette yi koy tibb. li ñu gën a sonal fi mu nekk nii moom mooy charretier yi suuf si ñuy tibb parce que boo xoolee gis nga lee nga jàkkaarloo pax bu ngand lañ fa def di tibb suuf si fi mu nekk ñun mënuñ ci dara wax nañ ko autorité maire bi nag mais gisuñu kenn ba léegi. askan wi dëkkee ci gox boobule ñu ngi teg baaxaamu tuuma miir yi ci daggub garab yi. maire yi ñoo commencé dagg filaaw yi li may wax dafa ma leer nañ amoo siis bi 322 logements la woon et logements yi fii la yemoon boo rombee sama kër gi mujj fa la yemoon mais toutes les maisons là qui ont été avancées après yi ci construire y en a au moins une centaine ay filaaw la ngay dagg moo tagg fii joxe ay terrain. askanu amoo siis ñu ngi rafetlu visite ministre bi ñu dénk wàllub alam gi Abdou Karim Sall bi mu amaloon ci semaine bi ñu génn askan wi ñu ngi woo autorité yi ñu wutal leen ay garde eaux et forêts ngir ñu sàmm li fa des te ñu teg ay daan ni yàq alam gi. Aminata Ba midi moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili ci aéroport international Blaise Diagne.
bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur ak internet yu King FM. Kumba dañuy daal di dem ci réewum Libéria foofe nag ak soxna su faree ca kujje ga moom dafa tuumaal ñooñi George Weah ni dañ ko doon jéem a faat. candidate la kon bu nekk ci opposition ba tey yootu poste député moom nag démb ci altine ji moom moo tuumaal ñi nga xam ne ñooy jege ñaale wu kon njiital réew ma di George Weah ne dañoo song benn ci ay réunion yoo xam ne da ko doon amal ngir waajal ay élection moom daal li mu xamle moom soxna si di Telia Ourey nee na daal dañ koo bëggoon a faat waaye violence yooyu ki nga xam ne mooy njiital réew ma moom daal dina koy ñaawlu moom nag candidate la boo xam ne coalition bi mu jiite ñeenti parti yu opposition ba ñoom ñoo fa booloo ngir waajal nag élection faluk député di législative yi nga xam ne fas yéene nañ ko amal foofee ca capitale bu Monrovia lu yàggul dara. ca Burkina Faso moom ay takk der yu bari ñoo ñàkk seen bakkan ci ak cong gu fa am. force armée burkinabé yi kon ñoom nee nañu ñoom ñoo nekkoon cible boobu la congu nga xam ne ñu ko def ay groupe terroriste lañu yu armée démb lañ ko amal kon ci bët gànnaar bu dëkk ba congu ga ñu ngi ko amal nag ci subateel maanaam boori 5 heures du matin état major général bu armée burkinabé moom ci ab communiqué la xamle ne détachement bu Koutougou nekk ci province bu Soum moom moo nekkoon cible boobu les attaque nga xam ne groupe armée terroriste yi ñoom ñoo ko amal nee na nag doomu aadama yooyu ñi mu dippee terroriste yi kon bu ñuy ñëw ay moto lañ yoroon war leen ak it ay oto yor ay ngànnaay ci frontière bi dox seen diggante ak réewu Mali bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu koo xam ne ci wàllu kaaraange ga lay yëngu officiellement daal nee nañ congu ga lu ëpp fukki doomu aadama faatu nañ ci lu ci ëpp nag di ay militaire ki ko xam ne di état major général bu l'armée ba. ca république démocratique bu Congo moom Ebola ba tey de ñëgu fa ndax kat am na keneen ku ñu jàpp ni ñàkk na fa bakkanam ca bët saalumu réew ma mu nekk nag zone bu nga xam ni daanaka Ebola ma nga fay wéy di def musiba. autorité yi yor wàllu wér-gi-yaram foofee ca Congo ñoom ñoo ko xamle nee nañu daal am na doomu aadama beneen bu faatu ki li ko faat di jàngoroy Ebola foofee ca province bu sud Kivu moom nag province sud Kivu moom mooy ñetteeli gox bi nga xam ni lii di Ebola am na fa ci bët penk bu république démocratique bu Congo ci diiru at daal li nga xam ne mooy jàngoro ja faat na fa junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeenti doomu aadama yeneen juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari doomu aadama ñoom it nee nañu faj nañ leen ci Ebola bu ñu sukkandikoo ci chiffre yu mujj yi nga xam ne publier nañ leen ñi ko publier di autorité yi ci ab bulletin boo xam ne dimanche lañ ko génnee jëwriñ ji yor wàllu wér-gu-yaram daal nee na jël nañ ay matukaay yu doy ngir jàngoro ji ñu mën a xeex ak moom foofee ca Nord Kivu kon joor fii tey la ñuy yem ci xibaar yi ñeel biti réew. jaajëf Kumba Ba Midi Culture 12h12. Midi Culture. Tout de suite, le sport. Now, sports. mi ngi noonu kon loolee tàggat yaram lay yëgle ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr laata loolee tamit ñu daal di kon yeggee leen fii xibaar boo xam si dab nañu léegi nii muy kon lakk gu metti guy daal di am ci marché rond-point 6 ci jamono ji kon la lakk googee di am bu fekkee tamit ni ñi leen di sapeur yi yegg gënu fa ñu leen di ñaan rek ñu daal di fay yegg ngir andi ci ay saafara gannaaw loolee tamit kon dañuy dugg ak yéen ci tàggat yaram Papa Madiakhate Sarr loon ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di leen nuyu Dior ak ñi ñuy teewlu yëpp. ma nga noonu ne Papa Madiakhate Sarr ñu ngi lay fay dañuy daal di tàmbalee xibaaru tàggat yaram yi ak afro basket bu ñeel góor ñi moo fas yéene am ci réewum Siin suñu gaynde yi nag gannaaw bañ leen jébbalee li nga xam ne moom moo di raayal réew mi ñoom nag nee na ñu fas yéene nañoo def seen kéem kàttan ba am ay jaloore yu am solo ci boobu lekk jongante. noonu la ñu ko waxee Dior Mbodj mu di ñoom gaynde yi nga xam ne Dalmayda bokk na ca ñoom ñu ne daal lañu bëgg mooy am ay ndam yu sakkan ci googule compétition nga xam ne jàpp nañ ko ca réewum Chine lu ko dalee fanweeri fan ak benn ci weeru août gi ñu jëm équipe nationale bi démb ni nga ko waxee la Matar Ba jëwriñ juñ dénk wàllum tàggat yaram jébbal leen li nga xam ne moom mooy raay ak réew mi ñu teewlu Xaan Dalmayda ginnaaw ba cérémonie bi jeexee. message encouragement la ñu jot ci autorités yi léegi nag li des mooy dem ci coupe du monde bi xeex il essayé nag indi le maximum de victoire yu ñu mën a indi suñu préparé wu fii ak ñaari semaine mën nañu bett équipe yu bëri li ñu bëgg nag mooy def lu baax te dinañu daje ak tamit ak ay équipe yu am doole dinañ jël match yi benn par benn essayer de gagner leen après nag ñu xool li ciy topp.
mu nga ko mu nekkoon ki nga xam ne moo di Khan Dalmeida Dissa Prera moo doon tekki kàddoom yile moom Khan Dalmeida jàpp ne gaynde yi am nañu fi ak fukki fan ngir rek gën a waajal seen bopp laata ñooy tàmbali jongante yi ci groupe H bi nga xam ne ca dëkk bi di Dongguan ca Chine dañuy amale yooyu la jongante programme bi sax xam nañu ko ñu ngi tàmbali benn fan ci weeru sattumbar Sénégal Lituanie lay dajeel ñetti fan ci weeru sattumbar ñu laale ak Australie juróomi fan ci weeru sattumbar Sénégal Canada lay daal di dajeel Dior Mbodj. Papa Madiakhate Sarr ñu wax lu soxal wàllu ko ballon rond ak toxu yi nga xam ni dañ koy nemmeeku ci sóor yi kii di Alfred Gomis moom dina daal di dem ca Ligue 1 française. moom gardien de but bu gaynde yu Sénégal yi ñeenti at la daal di xaatim ab contrat ak club bii di Dijon Alfred Gomis nag boobaak léegi mu nga woon ca Italie ak club yu bag yi nga yu bëri yi nga xam ne jaar na fa bokk na ca Torino FC Crotone US Avellino AC Cesena Bologne FC US Salernitana ak Spal bi nga xam ne ñaari saison yi mujj fa la nekkoon ak ñeent fukki jongante ak juróom-benn yi nga xam ne amal na ko fa bu dee nag ci équipe nationale Alfred Gomis woo nañu ko fukki yoon mu am nag juróomi titularisation ci Coupe d'Afrique bi weesu ca Égypte bi nga xam ne moom moo wuutu woon ci camp wu gaynde yi Edouard Mendy mi nga xam ne dafa amoon ab gaañu ci benn le jongante Alfred Gomis nag numéro 16 la fas yéene sol ca club bii di Dijon. Papa Madiakhate Sarr ñu wax lu soxal wàlluk nawetaan ak phase nationale yi tey dinañu ko tàmbali ca Louga. ca Louga lu tollook fukki junni doomi aadama la ñu fay xaare ngir rek amal fa xew-xew gu mag gi nga xam ne dafay am di fii ak juróom-ñaari fan ci weeru satumbar jàpp nañu nekk la ci fas yéene am foofee ca Louga moo di ay match ci wàllum football ci cadet yeeg senior yi yoo xam ne daanu ko amal ca Linguère ca Daara ca Kébémer ak ca Louga lëkkale ay équipe yu fare ci fukk ak ñeenti région yu Sénégal yi dina am it ay yëngu-yëngu ci wàllu aada ak cosaan ak i animation naka noonu it ak lël goo xam ne daanu ko amal ci thème bi di citoyenneté active ak lépp lu jëm ci wàllum développement ci koppar nag jàpp nañu ne lu ëpp wala lu jege ñaar fukki millions ci francs CFA lañu rek daal di dégager ngir rek daal di mën a ñoŋal li nga xam ne moo di phase navétane yu phase nationale yu navétane yi nga xam ne Amadou Kane moom njiital ONCAV moom moo ko xamle démb ginnaaw janoom ak taskatu xibaar yi foofee ca Louga. moom la ñuy desandi ba tey Papa Madiakhate Sarr daal di wax nag njuuj njaaj ci wàllum nawetaan moom léegi mu doon léeboon ak lippoon ndax Amadou Kane mi jiite ONCAV bëgg-bëggam moo di daal ñu fexe ba dugal xarale yi yees yi ci wàllu nawetaan. loolee na ko xamle moom jiital ONCAV di Amadou Kane démb ci janoom ak taskatu xibaar yi foofee ca Louga mu xamle ne lépp lu jëm ci wàllu xarale yi yees yi bu ñu ko ci dugalee fii ak déwén dina tax lépp lu jëm ci njuuj njaaj googu ñu naan fraude daal di dakk nag ci wàllum nawetaan gi ñu teewlu Amadou Kane. am na ay réaménagement yu bëri ñuy def dans les règlements pour lutter contre la fraude n'est-ce pas par exemple dañu wax ne problème cumul licence problème quantité de licence loolu yëpp dinañ ko def da nga doon gis léegi Amadou Kane qualifié fii jëwri nekk en 1985 mu jóge fii dem Daara nekk 1986 jóge fa dem Dakar am nanga ba nanga loolu yëpp actuellement nee nañu licence bi ñu tax ñu jàppale dañuy recherche ndax am nga yeneen licence yoo xam ne amoon soo xamee da ngay daal mooy benn. Deuxièmement les démissions comment on les a fait cette année la plateforme de démission que nous avons eu loolu c'est une révolution à partir de l'année prochaine Cheikh Damba date de naissance am su duggee mënutul qualifier nawetaan lu dul date de naissance boobu année prochaine inchallah parce que les licences que tu as yëpp dañ leen di saisir on sait on est en train de chercher pour des empreintes même maanaam si on met Cheikh Demba nee le nangam à Dakar domiciliaire nangam de Samba et de nangam loolu c'est fini maintenant tant que tu es dans le nawetaan carte d'identité boobu mënut a ko changer soo ko changer te machine bi dafay bañ tu ne pourras plus démissionner ailleurs et ren am na booy yu ko def de xam nañ ne woo nañ ne da ngeen fraude da ngay gis ne léegi kenn ñëw waxante ak jëwli naan 300 000 la rajo nga dem démissionné fii kon que dégg nañ mën nga démissionné fu ne nga jóge fii dem seeti xandaalu Dakar jox naa la 500 000 soo ñëwee démissionné bachim def naa ne mënutoo démissionné parce que démissionné nga ba pare loolu c'est nous qui l'avons fait et là c'est une première à partir de l'année prochaine vous verrez que yooyu fraude yëpp dootul amati. mu ngoog ci kàddug Amadou Kane yooyu lee di njiital ONCAV ci la ñuy yemale xibaaru tàggat yaram yi Serigne Saliou Dior Mbodj. jaajëf Papa Madiakhate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi.
xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee waxtaane kon ak waxtaane Soundiata Keita. Soundiata Keita moomee nekkoon buuru Mandeng nekk ku ñu ràññee lool ak ay jaar-jaaram daanaka nag jiite na empire Mandeng ca atum 1235 ba 1255 kon ñaar fukki at def na ko ci boppuk empire Mandeng moom Soundiata Keita nekkoon buur bu ñu xam lool ci histoire ñaar fukki fan ci weeru wut nag moom moo di ak génn àddunaam kon tey jii lañu koy fàttaliku ki ñuy xam leel ak moom mooy Ndeye Mati Dieng. mësoon naa am ab buur Mandeng buy wuyoo ci turu Naare Mahan Konaté jiite woon empire bu mag bés jot am ñu ko seet si tegtal ko ne dina am soxna su ñaaw lool waaye dina ko jural doom buy nekk buur bu ñëpp di xam te boobee fekkoon na mu am soxna ba noppi am itam taaw bu góor Dankara Toumani Konaté mi war a donn baayam ci yoon jamono di dox ñaari sàmmkat bàyyee ko doo présenté ko soxna su ñaaw lool ba noppi am boos Songolong Konté Songolong Kéju mi tekki ku ñaaw ci Mandeng buur bi jël Songolong soxna ci ñaareelam bi sax la amee doom bu góor bu muy tuddee Jaata waajuram bu jigéen Songolong ne faaw mu yokk ci turam ngir ràññeele ko ak ñi mu bokkal tur ci dëkk ba lii moo andi Soundiata gune gi bi mu juddoo daa àndaale laago di raam ba ni mu amee juróom-ñaari at am ñu ne sax lile moo waral ñu yokk turu yaayam ci turam ndax doom bu juddoo andi laago faaw rek ñu wane ni jigéen si moo ko jur 1218 buur bi di Naare Mahan Konaté génn àddina taawam bu góor bi Dankara Toumani donn ko ndem sax seen baay bi sasoon na leen ngir ñu topp tegtal bi ko ñaari gan yooyee joxoon te muy Soundiata Keita nekk buur wuutu ko bi magam bi toogee ci nguur gi fa la Soundiata Keita ak yaayam tàmbalee dund métit ak naqar bés jot Songolong dem ci àll bi ngir wuti xobu laalo nawleem yi mu fa fekk di ko xas am nga doom bu góor waaye jëriñu la dara yaay ñëwal sa bopp ci àll bi di yéeg ci garab bi lile nag metti Soundiata Keita loolu ba waral mu sant yaayam ngir mu dem ci tëgg bi mu tëggal ko yat boo xam ni dina ci mën a jafandu ngir dox yat bi pare na Soundiata Keita jafandu ci ngir jóg mu daal di damm donte sax weñ la woon ñëpp di ko reetaan moog yaayam ci diggu penc bi Soundiata Keita di jóg di daanu di jóg di daanu ba ni muy jàppee ci bantu buur bi jóg taxaw yamu ci mu dox ba fi garabu guy gi nekk sempi ko andi ko ba ci buntu néegu yaayam sampal ko Soundiata Keita dootul laago waaye taxul mu nekk buur mettitam mook waa këram dafa gën a yokk ba ñu mujjee jóge seen dëkk mook waajuram dem dëkk ji Mema am bés Soumaoro di woon ab buur bu am doole jiite woon Soso songu royaume Mandeng Toumani daw Soumaoro rey fukk ak benn ci doomi Naare Mahan Mandeng yi booloo dem jëli Soundiata Keita ca fa mu nekk ngir mu ñëw jël li mu moom muy trône bi kien héritage ak ta prendre la ñu boole di ko wax ba mu lang doon Keita Soundiata Keita nekk na buur dina faat Soumaoro nangu dëkkam ba noppi boole royaume yépp ngir taxawal l'empire du Mali capitale bi di Niani noonee la nekkee buur bu mucc ayib ba ni muy génnee àdduna ci atum 1255 am ñu ne dafa lab ci ndox ñeneen ñi ne dañu ko tirer flèche waaye lu ci mënti am bi mu génnee àddina empire du Mali bi mu taxawal dafa gën a law Soundiata Keita kenn la ci guerrier wu Afrique yi. jaajëf Ndeye Mati Dieng doon defal nataalub Soundiata Keita foofee ca Mali sax la ñuy des ndax bés ni tey la am juróom fukki at ak juróom-ñeent ba ñu tasee fédération ba ak léegi. fédération Mali boobee ëmboon réew yu bari yoo xam ni ca la ñu tënku woon kon nag gannaaw ba nu ko tasee rek ci la réew yu bari daal di dem ak seen cëggal guy moom seen bopp ku ca mel ni réewum Sénégal ca noonee sax dëkk ya daal di commencé am ay mbiicoo ki mbaaloo ba ñu daal di fa sàkk woon rek ab état d'urgence kon may mun a ñing moo ni fàttali lu ni mel. 20 août 1960 20 août 2019 juróom fukki at ak juróom-ñeent ci ren muy bés bi Sénégal proclamé indépendance am gannaaw ba mu xaajaloo ak fédération bu Mali mu nekkoon bés bu xawoon a metti ndax armée bépp takku ba dëgër di waajal état d'urgence mu nekkoon njeextalu tentative d'union diggante ñaari état d'Afrique occidentale ndax ay ambition personnelu ñi leen jiite woon benn bés ay dirigeant fédération bu Mali dañoo prévoiroon benn ndaje bu am solo ngir leeral ay poñ yu lu ci mel ni partage responsabilité diggante Sénégal ak Soudan ay coow ñoo mujjee am ci ndaje bile ndax ku ci nekk da nga doon wax lala metti
bi ñaari waxtu ci guddi jotee ca la xibaar bi jëpp bàyyeekoo ci Mamadou Dia nekkoon président conseil Sénégal ca jamono yooyu boroom xam-xam yu bari li xew daanaka bettu leen ndax yàggoon nañoo gis ni Modibo Keïta Senghor ak Mamadou Dia ñetti kàngam lañu woon ci Afrique te Olof Njaay dafay faral di wax ay kuy mënuñu bokk mbalka diir bu ñaari réew yi ànd mi ngi toll ci 506 jours ginnaaw loolu Sénégal tànn 4 avril ngir mu doon bésu indépendance am Mali moom itam tànn 20 décembre ngir feete lii di indépendance am ci fàttali ginnaaw tàqalikoo googu Cheikh Ahmed Tidiane Sy ànd ak Serigne Fallou Mbacké nakalu nañ xew-xew yi tey ñaan ñaari réew yi di wéy di sekk jàmm ngir seen njëriñ. man ku nekk xam na ni Mali mësuma ci ànd du caagi nit dama bañ ñëwoon ci Mali mais mësuma ci ànd parce que xamoon naa ne xaw na diis ci wàllu Sénégal te itam ay nit a ngi fi yoo xam ni occasion rek la ñu wut pour seen naqaru démb yëpp ñu faj ko te xam naa ni ñooñu itam bala ñoo bàyyi Mali rek musiba def ci mujj am loolu moo taxoon ma waxtaan ci ak ñoom wante nag it lii la ci yàlla dogal bi ñu jógee ci lii ñu jéem a yeew ay buum yi nga xam ne daf ñoo boole ci wàllu économie ak leneen lu mu mën ci doon ba suñu Afrique yëpp nekk ci jàmm tubaab yi fi nekk di ñu dimbale nekk ci jàmm adduna bi ñuy seetaan nekk ci jàmm. Maïmouna Gningue atum 1951 ci lan taxawaloon cercle de la jeunesse ki defoon lu ni mel di Mademba Diop. mu nekkoon nag label bu kenn dootu rek ràññee ci année 80 nekkoon nag ko taxaw na jóg bokk na ci tàggat ndaw ñi yi nga xam ni dañoo xarañ lool ci wàllum pecc ci wàllum way ba ci sax théâtre ki ñuy xamleel ak label boobee moo di Aminata Ba. ñu ngi ko taxawal ci atub 1950 yi cercle de la jeunesse bu Louga mu nekkoon label bu kenn dootul natable ci atub 1980 yi ci wàllub art bu Sénégal lu ci mel ni fecc et théâtre ak woy. mu nekkoon tamit ambassadeur culture sénégalaise ca Europe ak ca Amérique ak ay nit yu mag ci wàllub aada ak cosaanu réew mi ku ci mel ni Youssou Mbargane Demba Dieye Bol Seck Ibrahima Ndiaye Fatou Kassé ak Mademba Diop moom Mademba Diop ñu duppee ko centre culturel régional bu Louga ndax moo sos cercle de la jeunesse bu Louga bi nga xamante ne dafa am doole ci wàllub aada ak tamit ci wàllub tàggat yaram ay artistes yu bari tey jii daal di woyaate seeni woy ku ci mel ni Viviane Ndour mi tëggaat son Fatou Kassé sabar jajandaya diskuila la say kuila sama dom jeyi ayo be tey jii culture sénégalaise bu amee doole fii ci réew mi ak àdduna waxngal këpp ñoom ñi di cercle de la jeunesse am nañ ci part bu xëy. jaajëf Aminata Ba Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di defal nataalub cinéaste malien bi la di Souleymane Cissé. mu nekk ku ñu ràññee lool ci wàllug cinéma adam nag jaloore yu rëy ci li nga xam ne mooy wàllu wa muy yëngu ndax raaya bu ci ne daal dina ko am ci wàllug cinéma bokk nag ci ñi gën a jëmmal cinéma Afrique ci àdduna wërngal këpp moom Souleymane Cissé nekk africain bu njëkk bu ñu sargal ca fa nga xam ne mooy festival bu Cannes ab nataalam Papa Madiakhate Sarr la ñu ciy àndal. bu fekkee ne Ousmane Sembène moo tax ba cinéma bu Afrique ñu gën ko xam ci àdduna wërngal këpp ci atum 1970 yi Souleymane Cissé moo jox beneen xar kanam ci atum 1980 yi lii di cinéma bu continent noir ci atum 1988 filmam bi di Yélène gàddu prix spécial bu jury bu festival bu Cannes jamono yooyu mu doon cinéaste africain bi ñu njëkk a jébal raaya ca Cannes ci ab long métrage. Avant Yélène, on disait toutes sortes de choses sur le cinéma africain, mais après Yélène, le langage a changé complètement et la vision aussi a changé. C'est cette forme de combat, pas contre la vie, mais pour la vie et pour toute une génération qui me fait revivre et qui me donne
la joie de vivre. ci atum 1986 moom metteur en scène bi sax bokkoon na ci membre du jury bu boobu le festival la filmam yi di Bara ak Finiye gàddu bépp grand prix bu ñu amaloon ca continent bu Afrique diggante 1982 ba 1985 ca Tunisie ak festival bu Carthage ak ca Ouagadougou ak FESPACO mu juddu ca Bamako ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril 1940 Souleymane Cissé mu ngi amal ay études ci wàllu secondaire fii ci Ndakaaru cinéma doon lu mu bëggoon loolu ba tax mu dem liggéey ji ca Bamako nekk fa projectionniste loolee tax ba film yu bëri yu ñu doon amal jamono yooyu bokk na ca bi ñu defoon ci tegug loxo Patrice Lumumba mu seetaan ko ba mu marqué ko bu baax ginnaaw si loolu mu tàmbalee réaliser ay documentaire bokk na ca L'homme et les idoles ci atum 1965 source d'inspiration ci atum 1968 mu defoon ko jagleel ko ab peintre malien ak l'aspirant defoon ko ci dualité diggante fajum cosaan ak fajum tubaab ginnaaw bourse d'études bu mu amoon mu dem ca Union soviétique ngir jàng fa cinéma ca Moscou ba mu ñibbisee mu dugg ca Saint-Formant di ab organisme cinématographique bu ministère de l'information bu Mali nekk fa réalisateur actualité ak documentaire ci atum 1975 mu daal di tàmbali def long métrage ak Den Mousso bi wax jafe-jafe yi nga xam ne xale yu jigéen yi teel a wan lor ñu ngi koy jànkuwanteel Souleymane Cissé tourné Wati ci atum 1995 teg ci ca 2009 filmam bii di Minier may wax ci wàllum polygamie film boobu sax présenté na ko ca festival de Cannes ca 2009 ca 2015 filmam bu mujj bii di Oka di ñaawlu injustice ak guerre gu am ca réewam di Mali ci wàllum suuf ñu présenté ko sélection officielle waaye hors compétition ci 68e édition bu festival de Cannes mu nekkoon benn film Afrique bu teewoon ci googule festival. Nous sommes en retard parce que le politique n'a jamais compris que le cinéma est un instrument d'avant-garde. Il est temps que nos politiques qui nous entendent. On n'est pas des fous, hein, contrairement à ce qu'ils disent aux gens. jaajëf Papa Madiakhate Sarr Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Thierno Moussa Sow. Thierno Moussa Sow moomee nag ab producteur la daal di rek pare ab film boo xam ni da ko doon def mi ngi ko duppee Mbàkku lan mooy Mbàkku leeral nañu ko ci waxtaan wi nga xam ni séq na ko ak suñu naataango Oumou Hakimu Aaj. Thierno Moussa Sow ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay di fay auditeur ak auditrices yi ñuy déglu yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar te di leen ñaanal jàmm. ñi dégg Thierno Moussa Sow te xamuñu ko loo leen di wax. Thierno Moussa day benn doomu Sénégal la bu juddoo ci région de Louga département bu Kébémer waaye dëkk fii ñuy wax Bayax ñu bëri nag ñu min ma ci wàllu bi nga xam ne ci laay yëngu muy wàllu médecine traditionnelle. mu mel ni da nga génnee film bu bees dippee ko Mbàkku lan lay tekki ak lan nga ciy nettali. jërëjëf Mbàkku boo bindee kumba boo dëppee tur bi loolu moo lay jox mbakku nag di tur boo xamante ne miinuñu ko di ko wax ci Sénégal moo tax ñu jël ko tuddee ko turu film bi muy loo xamante ne du lu ñu créé waaye lu ñu dund la xam nga fii ñu nekk Sénégal dafa am ay réalité nag am na ñu mu tënk am ñu mu sonal am ñu ci rëcc may nettali sénégalais yi loo xamante ne dund la diggante nit ak waajuram dem nekk xale sa waajur boot la nga toll ci raam mu yóbbu la ci say mbokk nañ la faj comme sa magu waajur bu góor mu dem gis ne yow mii amatul ci yow yaakaar muy dalal xelu waajur bu jigéen bi ne ko xale bi jël saafara bi rek nga delloo ko diw ko incha allah dara du ko dal gis ne xale bi day ñàkk bakkanam jigéen dafa tàmm di jël di sëlmu nit buy waaj a dog dañuy sëlam bët yi pour mu wàcc diggante bu muy dogal xale boobu am lu ko feeñu ci garab bi xamal ko ne xale bi mun naa ko sauver mu dund lu mot 45 ans waaye du am doom fu mu jotee dinaa ko jël si bu ñëwul ma fàtt ko mook doom jooju loolu laa bëgg expliquer fii histoire boobu laa bëgg nettali ci film bi. film bi est-ce que mën nañu xam kañ lay génn ak lan nga ciy xaar. le 8 septembre bii ñu nekk nii fii ci Sorano ci la ñuy def projection bi à partir de 18h incha allah taala li ma ciy xaar mooy africains yi sénégalais yi ñu seetaan ko ñu gis ko xam lii lu ñuy dund la waaye li ma ciy gis mooy nettali loo xamante ni mun naa ko dundaale ba dem feneen te kenn du ko xam. Thierno Moussa Sow rédaction King FM ñu ngi lay jaajëfal. mi ngi noonu kon di la jaajëfal bu baax a baax yow tamit Oumou Hakimu Aaj maa ngi leen ko doon wax léegi kon muy lakk gu métti guy am jamono ji ñu àddoo ngeen di teewlu ca rond point bu Liberté 6 am na kon kenn ci sunuy reporter yoo xam si ma nga jamono ji ca barab ba Oumou Hakimu Aaj maa ngi lay nuyu. sëñ Saliou maa ngi lay fay maa ngi fii ci rond point 6 juste avant rond point bi fii nag dafa am lakk bu fi xew léegi jaaykat yi biñ la laajee dañ ñoo wax ne xamuñu exactement lan moo waral lakk bi waaye lu toll ci 8 cantines moo fi lakk
ñu ngi xam ne nag li ëpp ci li ci yàqu ci ay bagage yu fëgg jaay la woon ak ay téléphone benn scoop rek nag liñ ci mën a wax mooy am na kenn kuñ fi fekk mu ne bagage yu fi nekkoon yëpp dafa lakk ba mu des benn kaamilu alxuraan bu nekkoon ci biir bagage yi. est-ce que mën nañoo daal di nemmeeku ni ñi la di sapeur pompier yi yegsi nañ foofu. non bañ fi ñëwee fekk ñu fi sapeur pompier juste auto police lañ fi fekk sapeur moom je pense pas que jot nañ fay ñëw parce que li lakk bëriwul mais retenir rek mooy ba ay. Oumou allo Oumou mi ngi noonu kon di jégalu ci jokko bi waaye li ci ëpp solo rek moo di kon jamono ji foofee ca rond-point 6 wala sax lu ko jege ma ngay am ak lakk gu metti gu fay am waaye tamit ba fii nii police rek moo fa teew waaye kon ñi le di sapeur pompier yi kon yeggaguñu foofee ca barab ba kon jombul xam naa ne bu fekkee ñu ñuy dégg dinañ fa daal di dem ci jëmmi jamono leneen tamit loo xam si tukkee na fa dinañ ci ànd ak Hakim Aj sunu ndaw la nu fa teewal ci sunu yeneen jotaayu xibaar. kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom suñu naataango boobee di ñu toppal la nga xam ni moo xew ca Liberté 6 mi di dem ba toftal ay simili ñu dikk ak yéen ci yéenekaay li ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. politique daal ron la ku nekk ci suufu bëgg a xam la ca kaw faaw nga teen tax jamono ji ci biir parti démocratique sénégalais di PDS ñëpp téenandoo le quotidien yéene kaay ne gannaaw ba gaynde gu màggat gi xiiroo ba tas parti bi ngir defaraat ko jàpp leen ni équipe bu yees bi nar a doxal PDS moo di juróomi ngand yi di Bara Gaye Doudou Wade Abdoulaye Racine Tafsir Thioye ak Woré Sarr l'observateur ne bu fekkee am na ku war a doxal PDS ak nekk ca buur ak bummi moo di Karim Meïssa Wade ubbil yéene kaay bi journal Rue 15 angle corniche bi xëy di lañ ba tollu waaye doomu président Abdoulaye Wade bii di Karim Meïssa Wade ca na mu nekkee gune gunu yare sagom ba tey mu nar a téye yoonu politique am gannaaw bi ko baayam takkale ndombal tànku secrétaire général adjoint bu PDS Les Échos ne ndombal tànk loolee daanaka bokk na ci la tàmbalee andi giita ŋaas ci biir PDS ba ci Oumar Sarr mi nga xam ne góor gi waxatul ay waxam gannaaw ba mu wujjee dialogue national bi président Macky Sall woote woon yéenekaay bi ne moo taxit moom Oumar Sarr jamono ji moo ngay def li ñuy wax nit kenn du ko mbecc bii lex muy joxe ba ca des ndax nag journal bi nee na seen nan Oumar Sarr ay yoon muy dugg kër maître El Hadji Amadou Sall tax nag ñu njortu ni ay pexe la ñuy tekk ngir jaamaarloo ak góor gi fekk booba bëri na lool ay punkal yu noppee boole seeni loxo ngir PDS ak Karim Meïssa Wade dem ca kanam te sax ñoom noppi nan ngir amal janloo ko taskatu xibaar yi ba wane yan yoon lanu nar a jaar ci jamono jiinu jëm sama naataango yi jàpp ni góor gi daal njomboor la te bëri nay pexe ndax nag dafa roote ci système bi opposé wu ci système bi jiite ci système bi ba ni mu jugeewaat ci système bi maanaam ci gàttal góor gi min na système bi boroom dañoo war a changer système bi moo xëy amee vox populi ubbil yéenekaay bi journal bi ne njiitul Pastef di Ousmane Sonko génne war na yatukel fëgg ko ci taabalu ngóor gi fi nekk Sonko ne ak fi réew mi tollu police bu njëkk bi war a sàmm kaaraangeeg askan wi dalee na gental tax kaaraange gi salfaañoo njàng mi sëngéem ndóol gi ak ñàkk gi di gën a law kenn amatul wér-gu-yaram te lépp nag fekk na booba président Macky Sall nekk bitim réew di noos ak gundaandaat Sonko yokku ci ne ak fi réew mi toll suñuy njiit waroon nanoo jomb doxalin wu ne mel Les Échos ne ginnaaw Ousmane Sonko tamit bëri na ay doomu Sénégal yoo xam ni ŋàññi nan bu baax président Macky Sall ak soxnaam di Marème Faye Sall ndax li mu fi bàyyi noppalukaay yi nekk ci biir réew mi ngir di ko dabu ji ca bitim réew biir réew mi fi la njàmbur Ndar ak Bawol nekk di Louga Saint-Louis ba ci Diourbel ñu bëri ci askan wa fa yeewoo xëy amee journalu Futurs Médias bi lépp nag ngir ŋàññi bourse familiale yi ak ne tur wi rëyee te furaas dali xëddeen wax jaa ëpp jëf ji fi juróon coow di mbiruma pharmacie Serigne Fadilou Mbacké bëri na yéenekaay yu nu xëyandool yu xëy di ca wax docteur Cheikhouna Gaye ma ñu bëri wax ni baalu na ak commissaire Sankhare démb la doon janloo ko taskatu xibaar yi ba noppi ca la xam leen ni du dëgg mësul jéggalu commissaire Sankhare ndax tooñu ko ki tooñ njaboot yu bëri ci tabaski gi nu weesu moo di ministre de l'élevage di jëwriñ ji sàlloo wàllum càmm gi di Samba Ndiobène Ka ubbil la Témoin quotidien yéenekaay bi ne tabaski 2019 bi Samba Ndiobène Ka lajj na ko ndax nag gannaaw xar yu cher kenn da caa mënul woon a sax jot ba tax ñu bëri ci njaboot yi ay sikket ak i bëy lanu tabaskee yéenekaay bi yokku ci ne am na sax ñu tabaskee ay ginaar ma nga noone li ci yéenekaay yi ñu àndoon ci ak Serigne Saliou Seck moo ndar képp Midi Culture ci King FM 99.4. mi ngi noonu kon laataa ñuy jeexal jotaay bi Dior dañ koy jeexale ak wàllum musique. wàllu musique tey ñu fas yéene leen dégtal wayuk Mao Sidibé moom nag dafa jàpp ne way mi ngi ko tuppee pas beau maanaam rafetul mu ci waxtaane nag ñetti thèmes yu am solo lool bokk na ci wareefu way politiciens yi waaye tamit wareefu jëkkër ba ci sax way jur mi ngi ko génnee ci février atum 2019. C'est pas beau, baby. Tu disais que tu l'aimais,
tu l'as même marié. Tu lui as fait des gosses. 1, 2, 3 jusqu'à 4 gosses. Maintenant tu découches. Elle t'en parle, t'en remets une couche. Tu ne veux même plus qu'elle te touche. Tu l'as mise sur les bancs de touche. Et maintenant tu dis qu'elle a vieilli, qu'elle a grossi. Tu dis qu'elle t'est enfermée. T'as besoin de liberté. Et tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau. mi ngi noonu kon mbokk yi foofee la ñu yam ak yéen ci midi culture yama itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex tàkk di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj di jaajëfal suñu auditeur ñoom ñi doon bàyyi xel ci 99.4 di jaajëfal rédaction bu King FM ñoom ñu jàpp ci liggéey bi ba mu yemb di leen jox dig daje beneen yoon ndek soob na borom bi cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax daaw dëggay mi nekkoon na ci xarale gi production Kaderlo digital Cheikh Faye réalisation Dissa Prera léegi kon ñaatam ba mooy ñëw wéyal King Feeling lu may loolot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.